أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو سناديس الرحمانية الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره ñu ngi toujours ci salaatul fatiha tey nag imam professeur Babacar Ndiaye dafay ñëw ngeen déglu ko bu baax ci ñaar fukki lettre ak ñaar fukki araf ak ñaar salaatul fatiha Ndiaye bismillah billahi samil alim min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim mbokku jullit yi mbokku taalibe yi delsi nañu ci seen émission tey nag ñu waxtaane daanaka aaya bi njëkk wàcc ci alxuraan muy iqra bismi rabbika ñu jéem a xool la nga xam ne mooy rogalaat ci wàllu ay secret yoo xam ne yàlla daxañ na ko ci kon nag bala ñoo comme que temps bi dafa limité ñu jublu directement ci liggéey bi bu ko defee ñu commencé ci tur yàlla bu mag bi billahi mu ne iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika li nga xam ne moom lañ ciy njëkk gis bu ñu xoolee araf yi benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk ak benn 11 araf la 11 ni ngeen ko xamee mooy taxaw ci baatu huwa ndax yàlla bala moo sàkk dara ci huwiyatu la nekkoon moo tax ñenn ñi mënuñ koon qualifier dañ naan huwa waaye bu ñu ko chiffré dafay taxaw ci 867 yi boo xoolee iqraa 100 200 300 302 et 3 305 300 600 605 645 rabbika 222 boo boole mu jox la 367 367 nag boo ko xoolee 867 plutôt mu ngi taxaw ci allahu akbaru kon bi Jibril ñëwee ci yonent bi ne ko iqra jàngal ou récite waaw boo demee ci axlu charia dañ naan jàngal mais primi boo demee ci wàllu baatin day taxawee leneen ndax yonent bi comme ñun niñ ko xamee il est le centre du savoir et des compréhensions moom la ñuy tudde kanzil fuhumil ulum yëpp ñu ngi daje ci moom yonent bi kon kooku xam ne lépp waane ñun la yàlla jàngal di ñu xamal ne mu ngay làq ci baatu iqra bismi rabbika 11 bi nga xam ne tamit mooy turam bi nga njëkk moo xam ne 11 après mu ñëwal nii ci 867 di ñu xamal ne moom yàlla allahu akbar bii kuy dugg ci li moom ngay wax moo taxaw ci 289 ñu multiplier ko par 3 mu yóbbu ñu directement ci 867 kon iqra bismi rabbika mooy allahu
lii mooy ismulahi al azam al kabir al zahiru tur yàlla bi nga xam ne moo ëpp ci turam yi mooy allahu. moo tax boo demee ci suratul la sourate 20 daf lay wax ne inna nii ana allah man dëgg ma yàlla laa ilaha illa ana moom rek moo fu nekk leneen amu fi. loolu nag boo ko jëlee nag mu dugal ko nag ci verset bi taxaw la ci 867 taxaw ci allahu akbar. képp ku koy wax ci julli yaa ngi koy wax lu mu bon plus de 22 fois dans la prière. léegi mu dans la journée donc 867 boobu boo xoolee boo xoolee moom allahu akbar 867 nga xool arafu allahu akbar yi mu ngi taxaw ci 8 yooyu boo ko yokkee ci 867 daf lay jox 875 boo ko diviser par 5 mu jox la 175 fiddatun. n'est-ce pas xaalis comme que ñun jamono bi lii def ñoo itteel lool jàpp naa ne kuy def lii chaque jour matin et soir ngay wax allahu akbar yàlla dina la dimbali ci côté boobu. loolu mooy premier njëriñ bi. allahu akbar bari na tamit ay njëriñ ci wàllu feebar dana ko faj. moo tax dinaa ci may léegi benn muxammas boo xam ne feebar bu mën a nekk ci yow boo ko bindee di ko naan ala kulli haal feebar boobu dina la bàyyi. ndax allahu akbar moom rëy na lool te foo ko waxee seytaane daw. ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne dafa am ay yu bon ñu nekk ci ñoom buñ koy def dana fa jóge. ñenn ñi xam ne comme footballeurs yi dugg ci terrain yi ñu leen di def lii ak def laa boo waxee baat bi allahu akbar seytaane bu nekkoon ci terrain bi dana fa jóge. waaye ci wàllu faj mën nañu jël mu xamas bii par exemple mooy 25 cases yi. boo xoolee ni maa ngi duggee fii allah akbar xoolal bu baax de allahu akbar allah comme que dama coincé fële ma jëlaat allahu akbar allahu akbar allah manuma jaar ni ma wàccaat allahu akbar allahu akbar allah ma wàccaat allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar allahu akbar allah. kon nag gis nga mu xamas bi boo ko bindee ba pare feebar bu mën a nekk ci sa yaram boo ko defee incha allah yàlla dina la ko saafaraal. lii rek moo génn foofu gis nga allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar
allahu akbar allah ba mu jeex tàkk du noonu wala lii daf lay jox boo ko dugalee loolu yëpp daf lay doxal 644 644 bi nag danaa ci ñëwaat une autre fois toujours dans la même émission certainement bu ko defee ñu xoolaat beneen aspect ci 867 bi nga xam ne moom la aaya bi jàpp dañuy wax ne 867 kon 644 boobu nañ ko bàyyi foofu danaa ci ñëwaat ultérieurement mais ñu xool 867 c'est encore égal à 860 plus 7 860 boo gisee 86 al mujibu kii nangu ñaan yi multiplié par 10 waaw mais 860 li mu ñuy joxoñ dëgg mooy laa ilaha illa allah 166 muhammadu rasulullah 694 boo boolee ñaari mu jox la 6 et 4 10 je retiens 1 10 6 je retiens 1 2 6 8 moo ndi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon bu ko nee iqra bismi rabbika mu ngi ko naan tuddal baat yii lii nga xam ne nag mooy ismullahi al azam bu mag a mag bi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ji lii rek la kon la ko yàlla yi jox ca iqra di ko xamal mooy baat bi dee ko tudd allah muhammadu rasulullah waaye nag mu àkkole ci set bi lañ koy jàppe mooy la fatiha les 7 versets de la fatiha had ataynaaka sab'an min al masani wal qur'ani al azim ñoom ñaar la boole ci baat bi lépp la koy jox kon ba mu ko nee iqra jox na ko alquran bi yëpp ba mu jeex tàkk loolu nag entendement lay laaj mais 860 bi lii la ci jublu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon en fait jibril lii rek la ko wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah allahu akbar moo tax baatu laa ilaha illallah bi moom la yàlla jox yonent bi mu indi ko ca Makka boo xoolee 13 araf la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 am na fu gàll gauche laa ilaha illa allah kon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 araf la taxaw ci ahad il marque l'unicité de Dieu baatu tawhid pire mooy lii kon man nga wax 860 laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba ci 860 bi nga teg ci muhammad rasulullah lii nag la yonent bi woote ca Makka pendant 13 ans parce que 13 araf la tax 13 ans yoo xam ne julli amul dara amul lu dul sabal yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba muhammad ñëw léegi nag boo boolee ñëpp maa ngi lay wax sabhul masani mais loolu dafay génn ci araf yi ndax boo demee ci Faatihul Kitaab 25 mots la 25 mots jëlal sa kurus baatu alhamdu lillahi rabbi alamin arrahman arrahim maliki yawmi diin iyyaka muy 10 nahabudu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim sirata lazina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin 25 yi taxaw 25 yi fi nga koy gisee la ilaha illallah muhammad rasulullah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 boo jëlee 13 plus 12 mu jox la exactement les 25 25 bi tam c'est expressif ndax Faatihatul Kitab c'est la 5e sourate de la descente mooy 5e sourate
moo tax ñu indi ko ci biir 5 prières de la journée yoo xam ne lii mënut a ñàkk moo tax boo defee 5 fois 5 mu indi le 25 kon jox na ko alxuraan ba mu jeex tàkk ndax alxuraan mooy Faatiha bu nu duggee ci Faatiha dana nu ko gis n'est-ce pas bu ko defee am na ñoo xam ne nag laa ilaha illallah bii laa ilaha illallah bii dañ koy jàppee 12 araf ndax dañuy dindi alif souscrit bi bu ko defee da ngay am 166 mooy 1 mu jox la 165 165 bi nag mooy dëppoog baatu kaaf ha yaa ayin saat moom tam boo ko chiffré day taxaw ci fii am na sax ñoo xam ne ñii baat bi rek la ñuy jàpp di ko liggéey laa ilaha illallah kaafa yaan saat laa ilaha illallah kaafa yaan saat kon laa ilaha illallah bi mooy lépp képp ku bëgg a dem ci yàlla ci ngay jaar ku jaarul ci baatu laa ilaha illallah doo gis yàlla doo dégg yàlla moo tax bi ko yonent bi nag di jox mu ngi ko jox Ali ibn Abi Talibin karamallahu wajha joxu ko keneen nag déy ko keneen Ali rek la ko déy moo tax bu ñu demee ci suufi fi ñuy taxaw ci mooy xissa boobu le xissa boobu ñu ngi ko jëlee ci Saad ibn Abi Waqaas moo nu jàngal nenu jële ko ci wax Alioune dafa fekk yonent bi ci biir néegam lii ma lay nettali boo demee ci xilaasu zahab alaaj mal astafurlah ifham al munkar al jaani di nga ko fekk Alioune moo fekk yonent bi ci biir néegam ne ko sang bi de man dama bëgg a jege yàlla ma bëgg xam yàlla yonent ne ko Alioune ñëpp a ngi koy tudd ci biti Alioune déet yàlla déet yonent dama bëgg am benn xaasiya yonent bi ne koon demal tëj bunt bi mu tëjee bunt bi mu woo ko mu toog mu sës ñaari oomam ci oomi Ali ibn Abi Talibin ne ko nag jox ma sa loxo bi mu ko joxee loxo nag mu ne ko répétel baat yi may répété yonent bi ne ko neel laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba muy ñetti yoon mu ne ko baax na waaw da lay wér na ne kon am dafa am ak xaas keroog la loolu xew moo tax bi Alioune génnee jox ko ñaari doomam Hassan ak Hussein jox ko tamit ku mel ni Hassan Basri baat bi di daw ba ci Muhammadul Kurdi yu foofu la ko Cheikh na Ahmad Tidiane jële ginnaaw gi nag yonent ko jox kon mbir mi lii rek la laa ilaha illallah na ci ñëpp sax laa ilaha illallah na ci ñëpp sax léegi nag moom baat boobu di 166 mas naa wax feneen ma ni baat bi dafa am ay diagramme bi boo xoolee di nga ci gis le 616 kii dama waxoon keroog la dernière fois ne mooy salatul fatihi di nga ci am le 661 moom naa tronqué tuuti grammaire ma ne al mursalin voilà kon baat bi ci ngay dégg salaat fatiha muy nuqtatul ilm ci ngay dégg tamit yonent yi ñu ko jox moo tax yonent bi ne mbaa boog yàlla subhanahu wa taala wax ne wa ma arsalna min rasulin ila nuha annahu la ilaha illa ana baat baa ngoog lii mooy lépp baat bi képp koo xam mooy li ma la wax baat bi la ñu jox ñii ñi jotal ñu sukko mais baat bi dafa làmbaale lii muy salaatul fatiha ñoom ñoo ànd moo tax salaatul fatiha ñu tudd di ko tudde léeg-léeg nuqtatul ilm laa ilaha illallah bi nag bu ñu demee ci wàllu baatin dëgg laa amul ilaahu nekk teef ilaa allah rek moo fi nekk amul keneen wax naa la tout à l'heure 644 laa la junj waane
boo demee ca aaya ba daf lay andil kii zahir la mais zahir day am baatin moo tax ñenn ñi dañuy isolé alif dañ naan alif ne lillahi alif boo ko chiffré alif 111 lillahi ñu ne diagramme en terme de diagramme he 5 lam 3 ñu jëli sunu 111 bi yokk ko ci mu jox leen le 644 mu taxaw ci Muhammad multiplié par 7 moo taxoon ma ne la maa ngi dellu ci lii waane lii mu ngi ko dugal tamit dama la ni iqraa bismi 645 li nga ciy njëkk observé c'est 129 multiplié par 5 kon dugalal na la latif moo tax latif professeur Samb ñu ngi koy delloo njukkal mu ngi doon ma wax ne latif c'est le catalyseur des noms nan la nekkee le catalyseur des noms boo ne allatifu 160 ñaata araf la 1 2 3 4 5 6 plus 6 mu jox la le 166 dellu la ci laa ilaha illallah kon gis nga lépp yàlla dugal na ko ci fii waane dugal na fi tamit allahu xayul xayum parce que bu nu jëlee allahu xayul xayum allahu yaa xay yaa qayum plutôt 174 mais 174 bu ñu jëlee inverse am 471 boo boolee 5 4 6 yooyu yëpp dugal na ko mais le plus important c'est le 644 moo tax boo asafee alif bi mbaa ñu binde ko nii iqraa bismi mu jox la directement le 644 ñu ne kon daanaka aaya bi dugal na lépp 644 bi nag moom la ñu tuddee mooy lépp ismullahi al azam al kabir fii lay taxaw moo tax boo demee ca alxuraan 644 ba da nga ko fay fekkaat ci yenn aaya yi boo demee ci sóoratu yaasin mbaa ñu dem njëkkee ci baqara inna allaha waasiun alimun mu indi la exactement 644 boo demee ca sóoratul yaasin nga fekkaat ko fa fi yàlla naan bés bi du jiitu guddi gi du jiitu bët bi ñoom ñëpp dañuy daw sur une orbite boobu ci la yàlla taxawale léppam kullun fi falakin yasbahuun kullun fi falakin yasbahuun mais bi daf ci yokk le bas ndax dafa indi le 646 ndax nee naa la 1 li tubaab di wax plus ou moins 1 et 2 ça ne change pas ci baatin dara ndax alif bii mooy uluhiyatu bi baa bi di Muhammad boo ko defee kon ñu gàttal fii bu beneen nag ñu continue ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi ngeen ñuy déglu allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al azim salatan taftahu lana biha abwab ridda wa taysir wa tughliqa biha anna abwab ash-sharri wa taqsir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna
ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين